Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. amul benn yonent boo xamante ni yow croyant bi am nga droit nga weddi ko juif bi amul droit weddi Jésus Christ chrétien bi amul droit weddi Mohammed musulman bi amul droit weddi Jésus Christ gëm nañ ne ñoom ñëpp yàlla moo leen yónni ay yonent yàlla lañ affaire bi nag affaire de choix la ku nekk nag yaay xool fi la neex nga féetee fa ne man fii moo ma neex yàlla sax wax na ko ci alxuraan fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur chacun a le droit de choisir son propre chemin te Sénégal nag benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar comme ni ma ko waxee sànq ñun lu ñu boole moo gën a fort mooy Sénégal gi ñu bokk ñun ay affaire u diine boolewuñu affaire u xeet boolewuñu affaire yi gëm-gëm boolewuñu affaire u tarixa boolewuñu Sénégal gi nga xam ne yàlla moo ñu dajale boole ñu foofu noonu Sénégal googu lañ bokk mu nekk benn Sénégal képp koo xam ne nag seytaane nga naa fekk nga di diviser pour mieux régner maanaam ndombal tànk ci wàllu politique ay privilège ak ay avantage ak bëgg ki nga àndal ci wàllu politique yàgg ci nguur gi ngeen di nguuru tax nga bëgg a jaxase sénégalais yi jaarale ko ci affaire u xeet ak ay affaire yu diine ay affaire yu tarixa du sotti parce que sénégalais yi mayewuñ loolu mayuñ kenn nga dox seen diggante ñun ñëpp benn lañ waaw te sénégalais yëpp xam nañ loolu ñëpp nga xam man dem naa Joal yàgg naa fa dem Joal da ngay dem nga fekk benn maison boo xam ne c'est une grande famille nga fekk ñetti paa yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay wala seen maam yi bokkoon ndey ak baay famille bii nekk chrétien famille bii nekk julit ba pare cohabitation bu rafet mooy am dëkkuwaay boo xamante ni du am coow du am dara kenn ku nekk da ngay gëm sa croyance su morom nangul ko bu tabaski jotee soo ñëwee ci kër gi doo xam sax na am na ay chrétiens yu fa nekk bu Pâques jotee wala ay fin d'année 31 décembre yooyu noonu wala Noël mooy Noël rek 25 décembre doo xam sax ndax fii am na ay jullit yu fi dëkk kon loolu dafa rafet képp koo xam ne nag politicien nga wala nga nekk benn mercenaire u Macky Sall bëgg a jaxase sénégalais yi bëgg a taal réew mi su eboo nga noppalu xam ne loolu mënta nekk c'est impossible Sénégal du mas a tàkk ci côté boobu ku bëgg a taal réew mi di ko bëgg a jaarale ci affaire ay croyance ay affaire religion ay affaire ethnie yooyu du jàll kon naa fekk yeeg seytaane yi nga xamante ni ñoom lu leen neex mooy bëgg a yàgg ci nguur gi comme ni ma ko waxee sànq di am seen ay avantage seen ay privilège di sàcc xaalis di détourner ñii ñu leen di jox ay terrain ñuy tabax mu yomb lool neex lool ci ñoom te duñ sonn ñii di chantage ñu leen di jox jàpp na nguur gi daal moom gâteau la dañ koy jël di ko séddoo léegi nag loolu la ñuy bañ a perdre parce que Ousmane Sonko daf leen menacé ñoom seen intérêt yi lay menacé maanaam Ousmane Sonko dafa ñëw wax ne le don de soi maanaam kenn ku nekk li nga war a jot da nga ciy jot luy sa wàll ci réew mi nga war cee jot da nga ciy jot waaye duñ nangu mukk on va jamais accepter une bande d'association de malfaiteurs nga xam ne matuñ sax 1% de la population ñu nekk au sommet de l'État di séddoo suuf si di def ay détournement ñu leen di protéger justice bi du leen wax dara ñu libre comme air di dem fu leen neex kenn du leen wax dara léegi nag ñooñu ñu jël leen yéegal leen ci kaw na ñoom ñooy nit ñu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a am ay vertu am ay valeurs yu baax ñu ne leen nag yéenee ñu bon ñi di def répression ci seen kaw di leen opprimer di leen persécuter di def le tout pour jéem leen a dugal ci kaso yi làq leen jant bi su ko defee ñoom dootuñu amati ku leen sonal ñoom i neen ñi nga xam ne ñoom ñoo far kenn ku nekk di relever sa morom di relever wante ñii di transhumer ñoom ñooy bëgg a nekk ci nguur gi am jàmm su ko defee nag ñu baax ñi ñu museler leen wala ñu del leen tëj leen ci kaso yi ñoom ñu toog continuer di séddoo réew mi te loolu duñ ko nangu
révolution bi judd na bu yàgg fu mu nekk nii ñun ci révolution lañ nekk ah te damay remercier le peuple sénégalais rawatina la jeunesse parce que 70% bu population sénégalaise bi ay jeunes lañ te jeunesse bi ma gis léegi c'est une jeunesse consciente jeunesse boo xamante nii wane nañ ne ñaawteef yi am ci ñu jiite réew mi seen dérive yi ñuy def seen jaay doole gu ñu nekkee seen càcc gu ñu nekkee ak toroxal doomi aadama yi di xaaw yi seen sutura gu ñu nekkee loolu dakk na wane nañ ko ci événement yi nga xam ne moom moo passé bu ñu bëggee jàpp président Ousmane Sonko làq ko jant bi te teguñ ko woon ci dara lu dul ay caaxaan ak ay tappale te ñëpp xamoon nañ ne ñu ngi woon ci ay tànkam lu mu yàgg-yàgg dinañ def le tout pour jëm ko jàpp tëj ko ci kaso bi sénégalais yi nag rawatina la jeunesse jóg ne non loolu du fi am na nag ay violence yu bëri yu ci am waaye loolu dañ koy regretter ñun dañ koy regretter dañ koy rëccu bu baax a baax a baax a baax parce que bu ñu sañoon du am waaye ki nga xam ne moom moo waroon a consolider la paix sociale moom mooy ki nga xam ne dafa violent mooy le président de la république ak ñu mu àndal fii lañ nekkoon di tëkku nit ñi di jaay di ñuy doole suñu waxee ñu fëgg table naan force restera à la loi lépp doole ku bëgg a marche ñu ne la non doo fi marché te constitution bi moo ñu may droit ñu marche indi police indi gendarmerie def répression ci kaw nit ñi jàpp nit ñi tëj ñi ñu dóor leen ay garde à vue ñi ñu leen di jàpp di leen def ay mandat de dépôt te defuñ dara foog ne nag sénégalais yi ñoom ay mbaam lañ ñoom daal comme fen nañ sénégalais yi naxante nañ ak sénégalais yi ba falu dig nañ leen la dig ba sénégalais yi gëm leen fal leen léegi nag ñu ne dañuy jël sénégalais yi noot leen sénégalais yi ne non nous refusons ça loolu duñ ko nangu ba àdduna di tukki te loolu dafa neex ñu bëgg la teg loo àttanul nga résister dafa neex te constitution bi moom moo ñu ko may constitution bi moo ne képp koo xamante ni ñi la jiite bépp citoyen boo xam ne njiit yi dañ lay opprimer am nga droit à la résistance nga résister waaye nag résister pacifiquement te ku xam jeunesse sénégalaise ku xam sénégalais xam ne le sénégalais n'est pas violent sénégalais dafa bëgg jàmm bëgg boppam bëgg lu baax am na ay expression yu bëri yoo xamante ni bëgg jàmm sax moo tax nga koy dégg ay njëriñ loo fekkee ay mbaxana du fekkee coono boromam ah yooyu yëpp ay expression la yoo xam ne peuple bu bëgg jàmm rek ñoom ñooy wax yooyu waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite dañoo nekk baadoola ñoom xamuñ lool dañoo ñëw jox leen nguur gi fal leen démocratiquement ñu ñëw nag indi jikko baadoola nag wane seen vrai visage ne dañuy noot sénégalais yi ci façon nootin bu nekk nag nu mu gën a ñaawee nu mu gën a salté nu mu gën a bonee xam nga nit ki sax yow su fekkee da ngay ñëw nekk sax dictateur nii sax di noot nit ñi nii rek mu tane parce que tey dañuy gis ci réewu naar yi dañuy gis président boo xam ne dictateur lay nekk waaye askanam duñ sonn comme Kadhafi yàlla na ko yàlla yërëm c'était un dictateur mais libyen mosul sonn doo tukki sax ba gis ay libyen bi immigré ci mbedd mi ci yeneen dëkk yi doo dem Europe ba gis fa immigré libyen ci jamonoy Kadhafi bon su amee tamit raaroon na wala nga dem ay États-Unis fekk leen ñuy immigré foofu noonu parce que ils avaient tout chez eux lu ñu soxla woon yëpp dañ koy am seen dëkk ressources minières yi amoon foofu noonu muy pétrole beeg yeneen ressources yu fa am yëpp Kadhafi daf ko doon bokk ak waa dëkkam donte dictateur la woon sonnuñ boobu sax xaw na tane mais ñun suñ gars yi tey dañuy ñëw ñu élire leen démocratiquement ñu ñëw di sàcc suñu xaalis ressources minières yi ñu koy jël di ko jaay ñoom i neen benn famille mooy famille présidentielle bi la dynastie Faye Sall di ko séddoo seen biir ak seen ay xarit ku ànd ak ñoom yaay am jàmm ku àndut ak ñoom yow doo am jàmm dinañ yàq sa der di la discréditer partout ba pare di la jaay doole soo dof la ñu jàpp lu tëj la ci kaso bi jaay la doole te loolu dafa métti ñoom nag loolu lañ bëgg a nekkee ak ñun ñëw sàcc suñu alal maanaam ministre Macky Sall yi épinglé nañ leen fii ay yoon ci ay rapport ñan ñoo leen épinglé mooy corps de contrôle yi kenn defu leen dara tous ay milliards la ñuy détourné su ko defee yow fekk yaa ngi nekk ak Macky Sall rek yow dara du la dal jàmm rek ngay am xam nga loolu dafa métti koo gis tey ci entourage am ñu ci bëri ay milliardaires lañ te ils se sont enrichis illicitement ba pare nag yemuñ foofu ñu ne nag dañuy jaay doole kenn du wax
bëgg fee installer dictature di jël nit ñi di leen déglu di leen def sous écoute ah di jàpp nit ñi di teg ci seen kaw ay coono yoo xamante ni kenn mënu la kaa wax jàmm daal soo ko bëggee am mooy yow da ngay dem ranger wu derrière Macky Sall pour se protéger mën a am jàmm loolu moo poussé tey Aïda Ndiongue mi nga xam ne ci transhumance yu gën a mag Sénégal la bokk nekkoon na ci Abdou Diouf daanu mu ñëw ci Ablaye Wade léegi bi mu ñëwee ci Ablaye Wade luubal fa xaalis Macky Sall ñëw ubbi dossier bi mooy dossier phytosanitaire yi mu xam ne dañ koy jàpp mu dem làqatu ji ci gannaaw Macky Sall te Macky Sall 3 ans moo ko dese xam nga kuy dem bay làqatu ji tey ci koo xamante ni dee na ba pare nga xam ne yow amoo pexe da nga bëgg a dem pour xam naa 3 ans yi leen dese ñu jéem laa blanchir setal la nga xamante ni bu keneen ñëwee tamit sa dossier kenn du ko yëngal waaye loolu daf fiy jeex loolu duñ ko nangu de waaw Ibou Fall maa ngi lay ziar mon ami et frère depuis les États-Unis ñu ngi lay ziar bu baax a baax léegi façon ay Aïda Ndiongue ak ay Issa Sall les traîtres là ak ñeneen ñu àndal transhumants yi ak ñi nga xam ne dañoo jàpp ne réew dañ ko war a jël di ko tong-tong di ko séddoo ñooñu lañ bëgg a tàqalikoo ak ñoom ñooñu il faut ñu jël leen yóbbu leen ci poubelle ba dugal leen fa parce que ñoom seen place mooy mbalit ma c'est des ordures parce que dañoo mënta nekk ci benn réew boo xamante ni yow gënoo fa kenn yow yàgg nit ñi yéen a bokk réew mi léegi nag yéenay nekk milliardaire parce que da ngeen di def politique mais loolu pour lan yéenay nekk des milliardaires parce que vous faites de la politique quoi léegi politique rek ngay def yow doo am métier ñu ci am qualification sax masu ñoo exercer seen métier dañ ci gis ay médecins yoo xam ne masu ñoo nekk médecin masu ñoo exercer dañ ci gis ñeneen ñu am ay yeneen métier duñ mas a exercer ñoom daal ils font que de la politique nu mu gën a salté nu mu gën a tilimé nu mu gën a xaraamee lañ koy defee pour s'enrichir pour mën a am xaalis léegi nag dafa mel ni comme ñu tegal la benn sénégalais rek nga ñëw bënn yaramam di muuci deret ji di ko naan ñoom deret la ñuy dundee ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw di détourner xaalisu sénégalais yi di sàcc xaalisu sénégalais yi imagine tey Aïda Ndiongue mi nga xam ne dem na làqatu ji ci Macky Sall te ñëpp xam nañu dafa làqatu ji ci Macky Sall parce que dañoo confisqué woon ay milliards am ak ay oram ay biens daal yoo xamante ni daf ko am illicitement am na sax ñu doon wax ne setal nañ ko delloo xaalisam mais am na beneen dossier boo xam ne leerul bu ngeen dégloo tey Xalaat TV mu ngi koy expliquer 5 milliards yi ñu ko joxoon pour produits phytosanitaires yi plan Jaxaay mais lan la déclaré 5 milliards la déclaré te nee nañ 700 et quelques millions 750 millions xam nga moom la def ci produits phytosanitaires yooyu noonu léegi mu des ay milliards mu jël ko tëdd ci moom njabootam di ko lekk léegi nag mu toog ba mu neex ko xam ne dossier boobu noonu bu ñu ko sulliwaatee mën nañ ko tëj kaso mu dem nag làqatu ñu ci Macky Sall ñun loolu duñ ko nangu duñu nangu loolu moo tax ma ne leen révolution bi juddu na léegi xale yi dañuy incarner ay valeurs ay vertus comme suñu maam yi ñu inculqué woon valeurs yi ñu inculqué woon ci loolu lañ bëgg a nekk te gis nga façon doomi aadama yooyu noonu chaque jour dama koy wax matuñ sax 5% sax matuñ ko amuñ ngor amuñ benn vergogne amuñ dara lu ñuy jomb ñoom daal nañ am xaalis nuñ ko amee baax na mais loolu dafa war a jeex ci réew mi te réew mi am ay priorité tey jii seen milliards yi ñuy sàcc tey ñaata hôpitaux lañ ci mën a tabax seen milliards yi ñuy sàcc ñaata école lañ ci mën a tabax ay école primaire milliards yi ñuy sàcc ñaata université la mën a tabax milliards yi ñuy sàcc ñaata tali la mën a defar tey jii boo jëlee diggante Kidira ba Tamba tali baa nga bon ak yeneen yoon yoo xamante ni ma nga Sénégal des routes impraticables kenn mënu kaa jël ñaata dëkk la seen ay pont yàqu temps yi ñu ngi génnee benn dëkk boo xamante ni pont baa nga yàqu xale yi di ko traverser ak risques yu ñuy encourir yëpp mën nga surux ci pont bi damm wala nga dee imaginer leen bu fa mag jaaroon tey mag boo xam ne ay tànkam dëgërul wala xale boo xam daf fay romb di fo ba far surux fa loolu yëpp tey ñoom xaalis bu ñuy jël di sàcc yëpp mënoon na dem foofu noonu Sénégal dafa bëri ay problème ñu jël Sénégal jox leen ko pour ñu régler problème mu sénégalais yi ñu ñëw di sàcc xaalisu sénégalais yi
yow moom àndal ak Macky Sall rek yow même boo détourné woon budget Sénégal bi yëpp 3000 milliards yow kenn du la def dara Macky sax daf lay wax na la demal nga politigal ma demal nga jàppale ma léegi kon dafa mel ni kon xanaa Macky Sall moom Sénégal moom ba yow boo sàccee xaalisu Sénégal soo àndee ak Macky Sall mu chantage la na la demal jàppale ma léegi kenn du la def dara kon xanaa Macky moom Sénégal kon xanaa xaalis bi sénégalais yi ñoom moomatuñ ko mais loolu c'est catastrophique c'est très grave ay nit yoo xamante ni yow sa askan dañuy am yaakaar ci yow tànn la ah nga jàppee leen ay sagar jàppee leen ay xaj mais loolu dafa war a dakk te fu mu nekk nii révolution bi ñëpp xam nañ ne l'heure de la révolution a sonné da nga koy gis via les réseaux sociaux di ko gis partout au Sénégal fépp fu Sénégalais nekk rek di nga gis ne moom bokk na ci révolution bi bëgg na vrai changement vraie rupture te loolu dafa war a am il est temps mu am parce que réew yëpp a ngi dem ñaata réew ñoo fi romb Sénégal dem seen yoon te Sénégal moo leen rawoon te Sénégal lenn rek moo ko tarteel mooy ay njiit yu bon mooy li ma wax rek ay njiit yoo xamante nii amuñ benn valeur amuñ benn vergogne c'est des voleurs des transhumants des menteurs ñëw nekk au sommet de l'État di sàcc suñu xaalis di ñu toroxal yore seen ay kaso di tëj nit ñi yore seen ay juge corrompu yore seen ay policier yore seen ay gendarme ah gars yi yore seen ay géwél yoo xamante ni comme genre Farba Senghor Farba Ngom je n'ai rien contre les géwél nag quoi dama ko waxee noonu rek quoi nga xam ne day toog ci télé bi il se permet di wax lu ko neex mel ni moom il représente quelque chose au Sénégal quoi loolu moo war a dëñ arrogance boobu noonu ñu jox la réew nga foog ne yaa moom réew mi Ousmane Sonko daf koy wax chaque jour Ousmane Sonko nee na lan moo tax ñoom mënuñoo am immunité politicien yow dañ laa fal mais loo fay nekk di ngand di xeeb ay nit ah foog ne yow yaa gën nit ñi wala yow yaa moom nit ñi ba buñ la joxee benn poste bu gën a ndaw sax muy poste directeur général wala PCA sax da ngay am benn arrogance bu nekk ci yow ah chaque jour nit ñi doo leen teg ñuy nit ah di stigmatiser nit ñi ah réew fuuy foog ne yow daal yaa moom Sénégal quoi loolu warta am moo tax gis nga Ousmane Sonko dafa indi benn révolution boo xamante ni Sénégal il faut ñu continuer ko affaire boobu réussir révolution bi nag kenn waxul ne ay révolution sanglante lay nekk wala révolution boo xamante ni ay violence la non révolution bi ci xel la mooy li ngeen ñuy teg nii ak ni ngeen ñu jàppee loolu duñ ko nangu nous refusons dañuy wax déedéet non duñ ko nangu il faut ngeen respecter ñu képp koo xamante ni président nga ñu fal da ngaa war a xam ne man peuple bii ñoo ma fal seen ay carte ñoo tax ma nekk ci palais ba moomu ma ko moomu ma avion présidentiel bi ah jox nañ ma caisse noire 8 milliards ah ba tax na yow lu ma neex ma def 8 milliards yooyu ñu la jox tey ci ngay jël ay nit di leen ci jënd pour ñu ñëw di transhumer ñi nga xam ne démb dañ doon wax ne ñoom lii lañ gëm fexe nga yow ba détourner leen bañ gëm leneen loolu lañ bëgg a dindi ci Sénégal képp koo xam ne da ngay engagé wu ci wàllu politique nga engagé wu jël affaire bi def ko sacerdoce pour servir ce réew uniquement mais pas pour se servir de l'argent du contribuable loolu warul am politique warul may kenn xaalis tey jii bu ñu gisee benn ministre boo xamante ni dañ ne am na xaalis kooku xam nga lan moo tax mu war a am xaalis lan moo tax mu war a prouver ne moom dafa am xaalis dafay fekk ne amoon na benn entreprise wala ay parents yam ay milliardaires la ñu woon amoon entreprise wala nekkoon ay baykat yu mag wala nekkoon ay commerçants yu mag yoo xamante ni amoon nañ xaalis bàyyee leen xaalis su ko defee ñu ne ah kii kat ministre la wala directeur général la mais nag xaalis bi daf ko donn ci parents am ñoo amoon xaalis wala moom dafa yàgg entreprendre di liggéey comme par exemple tey Serigne Mboup CCBM ku ko defoon tey ministre kenn du wax ne Serigne Mboup fan la jëlee xaalisam kenn du posé wu la question Babacar Ngom bon il est proche du président de la République gars yi ñu ngi ko fi doon tooñ ci affaire suufu ndengaleer beeg yooyu jaay doole beeg yooyu mais nag terewul tamit war nañ ko mën a nangul ne voilà liggéeykat la dafa ñafe ba agsi fu mu agsi donte gars yi bu ñu ñafee nag ba agsi ci benn kii bi am na foo xam ne bu ñu fa àggee rek dañuy dugg ci système bi te gars yi ñoo leen sax bëgg a dugal ci système beeg yooyu noonu quoi des fois sax am na si ñoo xam dañuy financer ay candidats pour bu kooku faloo après defar seen affaire quoi yooyu yëpp daf ciy am
waaye daal ak nu manti demee Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne ñun ñoo ko bokk waruñoo nangu ay nit di ñëw mel ni ñoom ñoo gën Sénégalais yi te gënuñ fi kenn Sénégalais yi ñëpp a war a tolloo ñëpp a war a nekk au même pied d'égalité devant la justice ci xaalisu réew mi ni ñu koy gérer ba pare xaalisu réew mi ñu def ko ci réew mi ressources yi réew mi moom ñu négocier waat contrat yi renégocier yëpp Sénégal bañ cee perte kenn waxul ne Sénégal du collaborer ak yeneen dëkk kenn waxul ne Sénégal kenn du fa ñëw investir il faut que ay investisseurs di ñëw di fa investir waaye nag lépp lu ñuy def nañ ko teg ci yoon ba pare jiital les intérêts du Sénégal jiital les intérêts des Sénégalais dëkk yu développé yëpp tey noonu la ñuy def seen intérêt dëkk la ñuy jiital seen intérêt doomi dëkk la ñuy jiital seen intérêt réew moom la ñuy jiital ci kanam donc kon fu mu nekk nii lu ñu war a def mooy jàmmaarloo ak ñii nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci nguur gi jàmmaarloo nañ ak ñoom ba gagné nañ leen bii passé nii encore une fois nag damay wax ne jàmmaarloo moom nekkul ne violence lay am mais dañuy jàmmaarloo ak ñoom ci xel lu ñu bëgg a teg ñu ne non lii nanguwuñ ko lépp jaar ci yoon waaw parce que tamit dafa yomb gis ngeen Issa Sall li mu leen def xam nga Issa Sall fii la nekk candidat di clash Macky Sall fu mu dem di clash Macky Sall di yàq Macky Sall lu mel ni xeme nekk député ba pare dem ñu koy jox poste ministre conseiller mu nangu ko violer la loi te loi bi dafay nangu tey day bañ nga nekk député ba pare nekk ministre député ministre kenn mënu kaa nekk ay ministre maire ngay gis ay député maire yooyu di nga koy gis mooy cumul de fonction yeeg yooyu mais ci cumul bi président maire mënta nekk président ministre mënta nekk président député mënta nekk député ministre mënta nekk ministre député mënta nekk léegi nag président bi nga xamante ni tey moom moo jiite réew mi war a joxe le bon exemple moom mooy violer loi yi te yàgg na ci c'est pas la première fois mu def ko moom moo xam ne Issa Sall député la de mu Issa Sall nommé ko ministre conseil te Issa Sall démissionné gul assemblée nationale kon xam ngeen ne kon ñii dañ ñoo yab ñii jàppewuñ ñu ay nit ñii ay sagar lañ ñu jàppee te loolu ak chaque jour dañ ko war di bañ comme niñ ko bañee woon bii passé malheureusement ba ay nit dee ci ay nit ñàkk ci seen alal ay nit ñàkk ci seen liggéey ay nit am ci ay gaañu-gaañu te ñoom ñoo ñu poussé à la violence parce que violence bi ñoom mosuñ kaa moytu parce que nit boo koy teg lu mu àttanut bu yàggee day fipp te bu fippoo rek lu nekk mën naa xew voilà donc gis ngeen Issa Sall war bi mu ñu war te yàgg nañ ñoo war Idrissa Seck def na ko fi à l'issue des élections présidentielles de 2019 moom moo taxaw ne reconnaître Macky Sall comme président de la République te bi mu génnee ne dafay dem conseil économique et social environnemental daf doon négocier ak Macky Sall 15 mois diggante bi mu jëlee conseil économique et social environnemental ak diggante bi ñu génnee woon ci élection présidentielle yi loolu soo ko boolee yëpp 15 mois yooyu la lay jox kon jamono ji mu génnee ci élection présidentielle yi ba wax ne moom reconnaître la victoire de Macky Sall il ne reconnaît pas Macky Sall comme président de la République ci moment boobu lay négocier ak Macky Sall ci suuf di wor Sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo ko votel amoon ci moom yaakaar Issa Sall tamit il a fait la même chose waa PUR ñoo jël seen parti jox ko jiital ko ñu am seen projet jox ko jiital ko mu nekk ci député ba pare dem ci élection présidentielle ndeke moom mu ngi négocier ak Macky Sall ci suuf moom it wor waa PUR wor ñi nga xam ne ñoom ñoo ko voté loolu xam nga Issa Sall en personne moom je n'ai rien contre lui nag Issa Sall en personne su demoon élection man ma dem élection maa koy ëppale ay voix Issa Sall en personne donc ñooñu ay workat lañ boo xoolee ni muy ree signe hypocrite yooyu noonu foo ko fekk mu ngi signe moytul leen ma genre signe yooyu nag signe hypocrite yi dëgg ñoom ñooy signé noonu boo ko xoolee rek xam ne c'est un hypocrite c'est un traître gëmuñ Sénégal seen bopp rek te ku dem ba am 65 ans yow looy worati Sénégalais looy dawati bay daanu ah yàgg nga États-Unis liggéey ba bëgg a dee am xaalis ñëw ubbi sa université mooy université du Sahel bu nekk ci ancienne piste bi Mermoz côté Kër Sëñ Béthio ah yaa ngi gagné sa vie mais lan moo tax ngay jaay sa ngor pour lan moo ko fi jar lan moo ko fi jar te pourtant la jeunesse les jeunes du parti PUR mais ñoom ils avaient tiré la sonnette d'alarme après élection yi rek gis nga jeunes yi PUR yi génnoon nañ di wax naan waaw
gis ngeen Issa Sall traître la parce que bi ñu demee Tamba jàmmaarloon nañ fa ak waa APR yi am ñu ci gaañu am yoo xam ne jàpp nañ leen tëj leen kaso te masul dem ci famille ñooñu pour masawu leen masul oote téléphone masul dem Tamba ci kaso yi dem seeti ñooñu ndeke moom li mu doon def gëmu ci dara te élection yooyu dinaa leen ci xamal dara de gis nga élection yooyu noonu est-ce que xam ngeen Macky Sall moom moo tànnoon candidat yi ci waroon dem ñu bëri ñu ngi ko doon wax Macky Sall moo tànnoon ses propres candidats mais xam nga lu tax Ousmane Sonko bokk ci parce que dafa xeeboon Ousmane Sonko ba bi ñuy waaj a tëj Ousmane Sonko nii pour bëggoon ko jaay doole sax yóbbu ko kaso tëj ko ñoom dañoo xeeboon Ousmane Sonko dañoo waxoon ne Ousmane Sonko c'est le candidat des réseaux sociaux quoi gars yi Europe lañ nekk ci diaspora bi quoi nekk fa di sëb di jaay rëy làmmeñ ko wax ñu saagale duñ tus waa ji luñ ko bëgg a def mën nañ ko kaa def ba récemment dañoo xeeboon Ousmane Sonko de instant bii la ñuy soog a xam nag kan mooy Ousmane Sonko dëgg mooy bi ñu ko bëggee jaay doole tëj ko ba Sénégal yëpp génn bëgg a taal dëkk bi nga xam ne moom palais lañ ko doon fekk pour déloger ko léegi nag si la ñuy respecté Ousmane Sonko nii nag moo tax élection présidentielle 2019 bi mu tànn Idrissa Seck Ndaamal Kajoor tànn Issa Sall tànn Madické ne ñii ñooy nekk candidat éliminé nag ñëpp ñi nga xam ne mën nañ ko yóbbu deuxième tour éliminé Khalifa Sall éliminé Karim Wade éliminé ñoom Abdoul Mbaye ñoom Pape Diop Bougane Gueye Dany ak Malick Gakou ci parrainage bi léegi nag tànn ñi nga xamante ni dafay teg ak ñoom deal ci suuf xam nga Issa Sall dañ ko waa PUR dañ ko jiital ba pare nekk moom moment boobu ñu koy jiital mu ngi gisee ak Macky Sall di sóob Macky Sall ne ko boo demee campagne yow dee ma classe rek xam nga mel ni da nga ma contre fekk contre ma Madické Niang ci deal bi la bokkoon après élection présidentielle yi dafa génn ne xaw ma Khalifa bee ko aaye politique Idrissa Seck moom it juste après les élections si la doon négocier ak Macky Sall après dem rejoindre ko kon Ousmane Sonko rek moo ci nekkoon koo xam ne moom bokkul ci deal bi li tax nag Macky Sall accepté candidature Ousmane Sonko mooy ne daf ne Ousmane Sonko mi day sóob di nitu dara kii bu demee élection xoolal 0,% sax du ko am sar waa ji ñëw wane dooleem jël troisième te sax troisième bi du dëgg ah gis nga élection yi bu jaaroon yoon dëgg moog Macky Sall ñooy dem deuxième tour mu gagné Macky Sall mais élection yi tout le monde sait que jaarul ci yoon élection yi daf ko préparé jël fichier électoral bi def ci lu ko neex sàcc ci élection yi moog Aly Ngouille Ndiaye jël 52 milliards def ko ci ay carte d'identité da ngay gis localité yoo xamante ni 500 000 habitants du fa nekk ñu voteloo fa 1 million et quelques dem Fuuta di voteloo ay xale def lu ko neex élection yi 2019 yi ñëpp xam nañ ne jaarul yoon dafa sàcc lépp te daf ko teel a commencé kon tey Macky Sall malhonnêteté bi nekk ci moom dëgg la mais wan nañu ñeneen ñoo xamante ni ñun xamuñ leen woon da leen démasqué moom Macky Sall donte nekkul moom nit ku baax de waaye moom il a démasqué d'autres traîtres ñoo xam ne dañu leen a gëmoon foog ne c'est des hommes de valeur xam nga ndeke ñooñu ay traîtres lañ ay jaam lañ sénégalais yi nag ñooñu léegi ñun xàmmee nañ leen te am nañ occasion pour mën leen a jël dem sànni ci poubelle ba parce que ñoom xam nañ ne tekkeetuñ dara te ba su fi Macky Sall jógee amatuñ droit sax wax kenn dootu leen déggati ñu wax parce que amuñ benn crédibilité koo xam ne nag il n'est pas crédible koo xam ne amul dara lu nekk ci moom loo xam ne exemple la dina tax nit ki di ko roy wala suñ xale yi di roy ci ñoom ci ay valeur ci ay vertu ci ay qualité yu baax ci ñun njiit war a mel mais kooku am na foo xam ne bu ñu fa tollee yow war a too wax kenn dootu la déglu te Macky Sall nag wan nañu nit ñooñu ñëpp tey ba nit ñooñu ñëpp dañ leen a répertorier xam leen léegi tegee leen à côté nag bés bi nga xamante nii nag ci lay Macky Sall di jeexal ba ñuy fal keneen koo xamante ni bu ñëwee dafay indi ay valeurs yu baax tegaat Sénégal ci raay bi defar institution yi mu nekk des institutions dignes de ce nom joxaat leen crédibilité su ko defee nag su boobaa ñu mën a defar suñu réew mi jël ay nit ñu baax ñoo xamante ni ñu bëgg Sénégal lañ pare pour defar Sénégal teg leen ci bopp réew mi jox leen ay poste ñu defar réew mi te bu boobaa poste yi du nekk comme ni Macky Sall di joxe ay poste politique ay yaama neex non l'homme qu'il faut à la place qu'il faut képp koo xam ne doomi sénégalais nga am compétence dañ lay jël teg la ci place boobu nga gérer ko amul
Pastef nga bokk wala gëm sa bopp nga bokk wala yaa nga ci Thierno Bocoum wala yaa ngi ci keneen Sénégal ñëpp ko bokk képp koo xam ne doomi Sénégal nga kenn warulaa beddi ay poste politique ak yooyu yëpp daf fiy jeex léegi nag gëm nañ ne Sénégalais yi fu mu nekk nii ñu ci bëri yeewu nañu rawatina jeunesse bi ba tax na fu mu nekk nii am na sax ñoo xam ne dañuy wax naan waaw jeune Pastef yi xale yi léegi dañoo réew dañuy nekk ci réseaux sociaux yi di saaga nit ñi ah mais saaga kenn du ko cautionné de wax dëgg yàlla te saaga yi du waa Pastef rek ñoo koy def de am na nag ñoo xam ne mën nañoo créer seen ay faux profil seen faux compte ñëw def fa photo Ousmane Sonko di saaga waaye ak nu mu manti demee rek nañ xam ne révolution am na l'heure de la révolution a sonné Sénégalais yi fu mu nekk nii li doon am bu njëkk ba dootuñ ko nangooti te wan nañ leen ko te fu mu nekk nii heure bu ñu déconné waatee gars yi dañuy wàccaat ci mbedd mi yëngalaat incité wu ma kenn nag pour nga wàcc ci mbedd wala pour nga yëngalaat waaye heure bu ñu tegee loo xam ne attanuñ ko dinañ wàcc ci mbedd mi te heure bu ñuy wàcc ci mbedd mi tamit lu ñu gënal mooy ñu def ko pacifiquement parce que am na dëkk yoo xam ne def nañu révolution yoo xam ne c'est des révolutions pacifiques récemment Algérie def nañu révolution pacifique ah Égypte def nañ ko avec le départ de Moubarak def nañ ko Tunisie ah am na dëkk yu bëri yu koy def des révolutions pacifiques te lu ñu soxla dañ koy am Abdoul Aziz Bouteflika mooy président bu nekkoon Algérie bi mu waxee ne dafay briguer 5e mandat ñu gis état de santé am mayu ko pour mu nekk candidat mayu ko pour mu nekk président parce que il n'est pas lucide koo xam ne da nga paralysé di toog ci chaise roulante naka ngay nekkee président ndaxte dafa am ñu ko wóoroon ñoo xamante ni ay kaymaa lañ yoo xam ne dañuy ñëw di ko signaloo di lekk xaalis di sàcc xam nga di am ay bien ci turam ñooñu nag ñoo bëggutoon moom mu wàcc ñooñu ñoo ko doon jël rek def ko candidat moom du xam sax lu xew ñu sàcc élection yi tripatouiller ko après fal ko mu toog di def lu ko neex ñoom it ñu toog di privilégié wu ak seen ay avantage di def lu leen neex léegi nag askanu Algérie wàcc ci mbedd mi pacifiquement ne lii dafay jeex mais après waa ji renoncé wu na ci candidature am ñu dem ay élection fal seen président loolu ñun moom lañ bëgg buñ sañoon loolu mooy am Sénégal waaye ñiñ ko seqal dañoo nekk ñoo xamante ni bëgg ñoo bàyyi nguur gi parce que xam nañu dañoo def ay njombe lu ñu def ci ay scandale dafa bëri te bu ñu wàccee tey ils vont payer les pots cassés dinañ rendre compte léegi nag loolu moo tax nag ñu bëgg a utiliser doole ak yàq deru nit ñi pour mën a nekk ci nguur gi wala ñu jaxase situation bi daal ba mu nekk une situation chaotique nga xam ne élection du mën a am dara du mën a am pour ñoom ñu mën a toog defarwaat mais loolu du fi nekk loolu du fi nekkee def leen seen 2e et dernier mandat organiser des élections libres et transparentes ku Sénégalais yi fal ñu xam ne yow la Sénégalais yi fal mais dañ dul nangu Macky Sall toog ci boppu réew mi di xool ñuy nekk candidat ñu dul nekk candidat di éliminer ay dignes fils du Sénégal ay honnêtes citoyens di leen tere pour ñu nekk candidat di leen tëj ay kaso di leen révoquer ba pare il ne respecte pas le calendrier électoral respecté wul calendrier électoral bi lépp mu ngi koy teg ci ay calcul politique ay politique politicienne élection yi su ma ko defee heure bii mën nañ maa gagné xaaral ma def ba xaaral ma avancé ko xaaral ma indi dialogue politique di lëndëmal nit ñi xam nga xaaral ma indi dialogue national fii di tuur nit ñi lëndëm fekk yooyu yëpp gëmu ci dara loolu yëpp ay calcul politique la luy indi jàmm ci Sénégal fu mu nekk nii ci ñetti at yi ko dese mooy il doit respecter le calendrier électoral bon respecté wu ko woon parce que élection locale yi waroon na am depuis 2019 passé na bu yàgg maires yi fu mu nekk nii ils sont plus légitimes maires yi nekk Sénégal yëpp kenn légitime ci ñoom ñëpp fu mu nekk nii toog nañ 2 ans yoo xamante ni amuñ légitimité te loolu dafa ñaaw dans une démocratie léegi nag fu mu nekk nii li ko dese si ñetti atam yii su xawee bëgg a jubóog Sénégalais yi tuuti parce que Sénégalais yi moom weddi nañ ko parce que moom il ne contrôle plus le Sénégal amatul benn popularité ñu ñuy forcer nag di def lu nekk waaw léegi nag su bëggee jubóog Sénégalais yi xaw a génn tuuti ci fenêtre bi ci fenêtre bi xam nga du ma wax par la grande porte mais par la fenêtre su bëggee génn foofu ah na organiser ay élections locales ci 2021 bii 2022 tamit élection législative yi war na am 2024 mu ut candidat yam boo xam ne sous la bannière de Benno Bokk Yaakaar lay demee wala Benno Bokk Bakaar organiser des élections libres et transparentes yu leer nañ Sénégalais yi ñoo am droit di tànn mais du Macky Sall mooy tànn ay nit
naan leen yéenay nekk candidat wala du ngeen nekk candidat wala yéen la ñuy fal wala duñu leen fal non non amul droit boobu Sénégalais yi ñooy fal loolu la war a def ci boppam bi gars yi def loolu ci seen bopp suñu bëggee jàmm am ci réew ma loolu la ñuy def ci seen bopp bi nañ def ci seen bopp ne moomuñ Sénégal amul ay jéem a recalé ay Ousmane Sonko loolu amu fi non 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 Ousmane Sonko n'a rien fait deful dara tous defu ko dañ bàyyi doomi jàmbur bi delloowaat Khalifa Sall droit civique am moo Karim Wade ñu ñëw parce que dañoo am droit nekk candidat mais xoolal Macky Sall nu mu éliminé ñooñu jaay leen doole toroxal yu bon yu ñaaw a ñaaw a ñaaw xoolal Khalifa Sall gor gi Khalifa Sall nu mu goree nekk ku bëri kersa mu jàpp ko laa la wax ni toroxal ko te Khalifa Sall xaajul bay nekk moromam même yow Sénégal ñun dañoo am sax ay aada yu rafet quoi ay coutume yoo xamante ni ak ay valeurs yoo xam ne yow nit bu la magee da nga koy jox cër quoi même boo nekkee président sax da ngay jox nit koo xam ne moo la mag da nga koy jox cër mais xoolal nu mu toroxalee Khalifa Sall moo ko mag foofu Khalifa Sall il est de 57 du xale ba pare mag ko ci politique Khalifa Sall 83 la njëkk a nekk député xam nga 83 xam naa ne Macky Sall boobu lycée lay war a nekk su ma juumal si je ne me trompe pas mu jàpp ko toroxal ko bam na tott jiñ ko sàcc te kooku defu ci tous ni doon ñoom Mamadou Diop doon gérer ak ñoom Pape Diop doon gérer caisse d'avance bi noonu la ko doon gérer parce que àndut ak moom rek mu ne waa ji il faut ma toroxal ko accélérer procédure bi jalgati yoon def lu ko neex cour de justice de la CEDEAO wax Macky Sall ne je m'en fous ànd ak ay juge am def lu ko neex mu flagrant ñaaw Macky Sall bu lay toroxal nu mu gën a bonee nu mu gën a ñaawee la koy defee ñu ne déetawaay mu révé ko ci mairie bu Dakar dàq sa xaj benn doomi aadama nga nekk Sénégal ñu jox la Sénégal nga téye gor ñi di leen toroxal parce que yow dañ laa jox nguur mais loolu Macky Sall ngeen foog ne loolu même bu dul ay affaire comme ëllëg dina rendre compte wala dara mais dina rendre compte ci kanamu yàlla ba pare àq dafa am parce que tooñ moo baaxul dafa tooñ ay nit ay doomi sénégalais yoo xam ne jotewuñu ak moom dara ay nawleem lañ mu toroxal leen digg pëccëg Ousmane Sonko nekk impôt et domaine di dénoncer mu ne ko non yow waroo dénoncer dafa war a am secret professionnel mais secret professionnel mooy lan mooy ngay gis ay nit ñuy sàcc nga toog naan secret professionnel mais loolu dafa ñaaw dafa jéggi tayoo bépp ñaawteef bu mu def ci Sénégal ëllëg dina ko layoo devant la justice waaye tamit dina ko layoo devant la justice de Dieu le seul et l'unique juge mooy yàlla parce que dafa nekk baa doole quoi bu nekkoon nit ku baax dëgg ak nit ku bëgg jàmm dëgg pour Sénégal konoon coow yi am Sénégal yëpp du am ay crise politique ah maa ngi doon def benn publication barki démb di tooñ sax naan Macky Sall 9 ans yam yëpp bilan bi le bilan des 9 ans de Macky Sall mooy levée de l'immunité parlementaire garde à vue retour de parquet mandat de dépôt liberté provisoire sous contrôle judiciaire bi mu toogee ba léegi loolu rek ngay dégg chaque jour coow yóbbu nañ ko chez procureur dana jàkkaaroo ak moom retour de parquet sous mandat de dépôt mais pour lan toroxal ay nit rek loolu yëpp pour bëgg a toog ci nguur gi di def lu la neex di buum mi ñëw jël ay journalistes jënd leen ne moom kenn waru kaa contre journalistes yi sénégalais yi gënoon a respecté Macky Sall daf leen a décrédibiliser ay Abdou Latif Coulibaly ay ñoom Pape Amadou Fall la Gazette Latif Coulibaly moo ko moom jënd ñëpp ak Amadou Fall bi nekk fële est-ce que Amadou Fall la tudd sax xamut naa sax mooy ki nekk servir le Sénégal grand boobu noonu grand Amadou xawma nan Aline Fall voilà grand Aline Fall xam nga ak Mamadou Thiam le frère de Ourey Thiam bu nekk RTS ak ñeneen parce que li mu def ci boppam bi mooy man kenn waruma opposé ba pare Macky Sall il a occupé pas mal de postes au Sénégal ay ministère de l'intérieur fu nekk jaar na fa quoi dafa xam Sénégal ba pare xam sénégalais léegi avant muy falu dafa def ci boppam bi ne chaque sénégalais a un prix su ma ñëwee sénégalais bu nekk dinaa la jéem a jënd pour yow nga noppi doo ma sonal nga may ma jàmm
te fu ma ko mën a jaaree mooy ci presse bi mooy mooy le 4e pouvoir mooy ci ñi nga xamante ni ay politiciens lañ di incarner des bonnes valeurs ñooñu damay ñëw dévaloriser leen gis nañ fi ñoo xam ne fii lañ nekkoon di kaas di wax xam nga di xeexal Sénégal mais jënd na leen jaxase leen ak sénégalais yi tekkeetuñ dara sénégalais yi gëmatuñ leen xoolal Mamadou Sy Tounkara bu nekkoon fële na le 2S Tounkara ñëpp ko bëggoon fan ko man mii tey sama grand la woon dama doon jokkoo ak moom mas na ma invité sax ci émission am bi xam nga ñu amoon de très bonnes relations ma bëgg ko respecté ko lool ndax patriotisme am ndax ni mu doon défendre Sénégal di défendre les intérêts du Sénégal di incarner les bonnes valeurs ma bëgg ko ci loolu Macky Sall xam ne kii waxkatu dëgg la mu récupérer ko kooku noppi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu dem transhumé ji ci moom ñëpp xool leen ay Malick Noël Seck yeneen koy fàttaliku tam nekkoon PS Malick Noël Seck comme taxawaay bi Barthélémy Diaz am nii moom la amoon Macky Sall ñëw fexe ba jënd ñoo ñëpp décrédibiliser ñëpp am ay journalistes yoo xam ne fekk na leen ci benn organe de presse sax boo xam ne waa ji xaritam la waa ji gaañinam la woykat boobu noonu mu jëlee fa ñooñu jël dem ubbil leen rajo ak télé ubbil leen groupe de presse ñëpp xam nañ ne groupe de presse boobu moom xaalisam dugg na ci parce que ñooñu TFM sax leen tane ak RFM parce que TFM ak RFM sax loo leen sikk am na benn équilibre bu fa nekk parce que am na ay journalistes yoo xam ne c'est des journalistes indépendants léegi-léegi ñu dal ci kaw nguur gi léeg-léeg ñu organiser des débats yoo xam ne xam nga débat contradictoire lay nekk da ngay gis koo xam ne day ànd ak nguur gi kii ànd ak opposition bi mu xaw a tàng tuuti quoi xam nga mais télé boobu may wax te waaju xees jooju génnoon journaliste bu xees boobu génnoon di dal ci ñoom Clédor ak Assane Diouf mais ñooñu amuñ sax bayre parce que ñëpp xam nañ leen ñëpp xam nañ leen la waa ji la ñuy liggéeyal xam nga fu mu nekk nii ñun journaliste yi ñu dese as néew mooy Pape Alé Niang Pape Djibril Fall nekk un jeune boo xam ne TFM sax la nekk moom voilà jeune bu engagé nga xam ne tey mu ngi toll ci digg ndawam wóor na ma ne gars yi ñu ngi doon def le tout pour récupérer ko parce que gars yi ku baax la ñuy bañ ak waxkatu dëgg képp ku baax wala ngay wax dëgg dinañ fexe ba récupérer la jox la xaalis jaxase la ak sénégalais yi décrédibiliser la dootoo tekkeeti dara ci Sénégal wóor na ma ne def nañ ay pexe pour jéem koo xëcc mu bañ parce que dafa am avenir boo xam ne daf koy sàmm parce que il est jeune xam nga Ahmed Aïdara bañkat la ñoom Mansour Diop macha allah ay bañkat lañ ak Babacar Touré Kewelo ñun journalistes yooyu lañ fi dese ak ñan ak waa Walfadjri ñoom Moustapha Diop Walfadjri moom macha allah ñoom fu ñu nekkoon ñu ngi fa ba léegi ay waxkatu dëgg lañ parce que ligne éditoriale bi nga xam ne moom la Sidi Lamine tegoon ñoom moom lañ nekk ba léegi dañ ko respecté quoi mooy télé boo xam ne wala rajo boo xam ne moom daal peuple bi lay liggéeyal quoi c'est l'avocat du peuple quoi voilà donc ak kanati sax ak ñoom grand kii grand boobu noonu sëñ Saliou Guèye foog naa sax temps yi mu ngi groupe des médias parce que dinaa ko fay gis lu bëri ay ñoom Momar Diong xam nga ñooñu c'est des journalistes de valeur xam nga ñooñu tey mënoon nañoo dem mais dañoo préférer garder seen dignité ak seen ngor toog féetee ci côté peuple bi parce que peuple bi dañoo sonn peuple bi ñoom dañ leen a appauvrir di leen xiifal di leen sonal xam nga mais yow nga dem di ranger wu ci ñi nga xam ne nekkuñ ci dëgg ànd ak benn groupe association de malfaiteurs boo xam ne chaque jour ñu ngi toroxal peuple bi mais loolu ku am ngor ak ku bëgg sa réew du ko def ku am ay vertu te loolu yëpp pour xaalis la mooy lan xaalis chaque jour nga gis nit ku dee bàyyi fi ay milliards chaque jour nga gis nit ku dee bàyyi fi ay immeuble te dee moom à chaque fois mën na ñëw qul innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum loolu la yàlla wax dee bi chaque jour day dajeeg ñun mën na dajeeg ñun ci mbedd mi mën nga dajeeg oto mu mbëkk la mën nga dugg oto accidenté mën nga dugg avion mu daanu mën nga tëdd am malaise corona bi ñëwati corona baa ngi nii ay kilifa rek la fiy yóbbu moo tax gars yi des fois damay wax ne est-ce que ñii ay nit lañ quoi duñ sax xalaat xoolal Soumaïla Cissé nga xam ne nekkoon na président commission UEMOA Soumaïla Cissé bi mu demee ba sës ci nguur gi ndeysaan ba war a nekk président ci la ko corona bi yóbbee benn virus bu ndaw quoi ñëw yóbbu ko quoi te pourtant am na xaalis fonctionnaire international la woon te xëccoo nguur ba jege ko ba favorable laa la wax nii ba nga xam ne tey bu doon dund ni élection bu amee Mali moom moo gën a favorable pour nekk président yàlla jël ko jaarale woo ko ci diabète jaarale ko ci insuffisance rénale jaarale woo ko ci leneen lu dul xola benn virus moo ñëw dugg ko rek mu dem yoonam quoi moo tax su ma gisee sénégalais di jaay seen ngor
Macky Sall di jënd ay nit ah wala muy utiliser ay nit ñuy dal ci kaw nit ñi di jaay doole di saaga nit ñi di toroxal nit ñi ñii ñu leen di jënd di leen corrompre ñu koy nangu ay juges yoo xam ne dañ leen di jox xaalis jox leen ay privilèges ñuy atte nit ñi atte bi Macky Sall bëgg pour ñuy jàpp nit ñi di leen tëj ay kaso ak politiciens yi transhumé di jaay seen ngor démb ñu nekkoon fi di xas Macky Sall tey ñu nekkaat di ko tagg lu ñu lekkoon yëpp ñu wëcc ko ah man après affaire bi daf may jaaxal dama naan est-ce que ñii ñu ngi xalaat seen njaboot est-ce que ñu ngi xalaat ëllëg am na ay politiciens yu fi génn àdduna mais seen dëj na ma yàlla baal man sax su ma dee woon léegi nii maa leen di ëppale nit wallahi nit ñi dañ leen a fàtte sax kenn du leen tudd gis nañ fi ay politiciens yu mag yoo xam ne génn nañ àdduna jamono yi matul sax 2 ans jarul may tudd tur mais kenn du leen tudd nga gis tey benn Thione Seck bu génn àdduna mu fees dell xam nga moo tax gis nga peuple bi li nga leen wan rek noonu lañ lay jàppee quoi soo leen wanee ne yow jaam nga ñu jàppee la jaam boo leen wanee da ngaa gore ñoom ñu gën laa gore sénégalais noonu la mel kon moo tax war nañu xoolaat suñu bopp sànq maa ngi woon ci journalistes yi nga xamante ni ils sont corrompus yéen a ngi dégg tey waaju xees jooju noonu Mamadou Ibra Kane tey moom mu ngi waroon def tey rôle lu Pape Alé Niang nga xamante ni tey ñàkk na postam 2S ndax pression yu mettre El Hadj Ndiaye pour mu dàq ko El Hadj Ndiaye copain Macky Sall la ñëpp xam nañ ko El Hadj Ndiaye moom Macky Sall rek la gëm def pression ci kaw El Hadj Ndiaye mu dàq Pape Alé Niang 2S demoon na Sen TV après mais xaw ma lu ko fa jëlee nag jógee na fa mujj gi sax dafa mujj créer propre télé en ligne muy Dakar Matin te nit ñaa ngi koy déglu foofu te war na gëm naa ne war na fa mën a gagner vie am te pourtant moom it bu nangu woon gars yi dañ koy jënd di ko jox xaalis di ko def loo sale boulot mais dafa bañ il préfère être du côté du peuple loolu rek moo wóor nekk ci côté peuple bi loolu moo wóor Mamadou Ibra Kane nag ak ñeneen ñu mu àndal ñi nga xam ne bon gëmuñ dara ñooñ taxawaay bi Pape Alé Niang am tey di défendre le Sénégalais lambda di défendre le peuple di def ay investigation ci suñ ay ressources naturelles di ñuy informer di ñuy édifier ñun journaliste yooyu la ñu bëgg journaliste boo xam da ngay nekk patriote nekk un vrai journaliste nga xam ne yow kenn du la mën a jënd doo féete ci ay fen mais ci dëgg ngay féete journaliste yooyu la ñu bëgg ñu bëri nag dinañ wax ne waaw instant bi lu Sonko faloogul wala li ngeen contre Macky Sall moo tax ku contre Macky Sall da ngeen koy tagg bu subaa ngeen saaga ko mais ñun duñ doxee noonu de man Ousmane Sonko laa àndal mais tey Ousmane Sonko bu nekkoon président bu déconné damay toog nii fi ma toog nii man kenn moom ma kenn jëndu ma fi ma toog nii laay toog di ko wax dëgg man bokkuma ak ay nit ñu ñuy jënd wala ngay ànd ak Macky Sall lu Macky Sall def nga ne baax na lu bu rayee nit sax nga ne bëgg naa d'accord naa non man du ma ànd ak nit ci noonu man damay ànd ak nit ci dëgg ak ragal yàlla wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan loolu la yàlla wax ñun duñ wax kenn ne ko yàllaa ngi lay nuyu te gisuñu yàlla donc Mamadou Ibra Kane dañ doon séntu mu mel noonu moo ko Alassane Samba Diop ak ñeneen ñu mu àndal mais gis nga tey sénégalais yi sax dañ leen a jéppi ba tey seen télé bi ak seen rajo bi nu mu waroon doxee sax doxewu ko non yéene nañ leen ko nag suñu ay grand yu baax lañ vraiment yéene nañ leen ko mais nag gis nga peuple bi da nga koy nekkal mu nekkal la yàlla sax da nga koy nekkal mu nekkal la man kaana lillahi kaana laahu lahu ku nekkal yàlla nekkal mais nag mënoo dem di lëkkaloog nguur gi ñuy jël xaalis su sénégalais yi deniers publics bi di la ko jox nga ciy bénéficier wu yaag sa njaboot ah ba pare peuple bi di ñëw di ànd ak yow xanaa peuple boobu kon peuple bu ñàkk fayda lañ ñun suñ xaalis nit dina ko jël di ko séddoog ay nit di ci ger ay nit suñ caisse noire nga xam ne kenn contrôlé ko 8 milliards kenn contrôlé wu la ko mu ciy def lu ko neex ay fonds politique ah ak ay détournement yu ñuy def si seen marché yeeg ay marché gré à gré ah yooyu yëpp ñuy def di ci gagner des milliards c'est des milliards nga xam ne c'est l'argent du contribuable sénégalais impôt wu sénégalais yi la TVA wu sénégalais yi la ngay dem di ko séddoog ay nit ba pare peuple bi di dem di jox ñooñu bopp peuple bu nag dem di jox ñooñu bopp yow ku ñàkk fayda nga moo tax nag ñi nga xam ne dañoo dem féeteeg waa ji di saaga nit ñi di xas nit ñi ndax waa ji mais ñooñu kenn du leen seetaan kenn du leen faale des fois da nga leen di gis ñuy def direct ci Facebook bi mais ay 10 personnes ngay gis ñu leen di seetaan da nga leen di yërëm te rajo bi bu ñu ko ubbee ak télé bi seen groupe de presse bi bon war na def 2 ans mais doxul ni mu waroon doxee sax doxewu ko xam naa bu ñu amee publicité sax nguur gi ñoo leen di jox publicité ak yooyu ànd ak peuple bi moo wóor gis nañ ko mu génn def benn chronique am di wax ne daal Assane Diouf ak Clédor Sène dañoo waroon a tuub ba pare xalifa bi war leen a recevoir léegi entourage xalifa bi lan moo tax ñuy nangu di accorder audience Clédor Sène ak Assane Diouf di leen stigmatiser te pour man fii kenn gënu fi kenn ah
yàlla lu mu wax inna akramakum indallahi atqaakum. Assane Diouf lan lañ ko mën a reprocher man ànduma ci saaga Assane Diouf yi saaga lañ koy reprocher mais saaga mooy lan saaga sénégalais yu bëri ñoo koy def dafa am ñoo xam dañuy saaga publiquement am na ñoo xam ne duñ si suuf la ñuy saaga ku saaga wut ci kaw yaa ngi saaga ci suuf kër goo dem di nga fekk sax paaba di bu meree saaga doomam yi ndey wala saaga jabar ji bu meree léeg-léeg mu saaga doom yi ndey loolu gis nañ ko ci ay kër yu bëri damay nangam sa ndey am na ñu bëri ñoo xam ne bu ñu nekkee xale di ànd dañuy saagante ndey ah moom kilifa gi sax kilifa gu mag gi président bi sax dégg naa day toog di saaga ay ndey dégg naa ko ci ñu ko jege xam nga kon Assane Diouf pour man donte saaga baaxul saaga publiquement toog ci réseaux sociaux yi di saaga ñun rafetlu wuñ ko mais nag taxul ñu ne Assane Diouf dafa bon Assane Diouf bonul ku baax la c'est un digne fils du Sénégal bëgg Sénégal nekk États-Unis di ñafe ah am lu ko naqari ci réewam ku nekk ak ni ngay meree am na ñoo xam ne bu ñu meree dañuy saaga ndey dañuy saaga xam nga ñun ñii ñëpp loolu daf ñuy dal des fois ñu mer dagg xam nga mais man des fois mën nañ contrôler suñ bopp ba bu ñu nekkee ci réseaux sociaux xëy na duñ saaga voilà parce que ñi seetaan ñoo tax mais fii sénégalais boo gis des fois bu meree day dagg ay saaga teg kon mënuñoo wax ne Assane Diouf xalifa bi waru ko recevoir parce que saagakat la non xalifa bi il a besoin des gens yoo xam ne dañ leen di wax ne dañoo bon sax mu récupérer waat leen baaxal leen xalifa bi loolu mooy rôle am mais xalifa bi rôle am du ay beddi ay nit rôle am mooy mu gis nit koo xam ne jaarul ci yoon nekkul ci yoon mu ubbil la buntu wax ak yow pour nga baax mais sëñ Touba loolu moo nekkoon rôle am yeneen sëriñ ñu nekkoon foofu yow loolu moo nekkoon sa rôle kon sëñ Mountakha rôle am mooy du gis benn doomi sénégalais nit ñi di wax ne kii dafa bon wala kii saagakat la même kuy drogué wu sax sëñ Mountakha war na la recevoir waxtaan ak yow laaj la na la lu tax ngay def lii est-ce que lii waroo ko mën a bàyyi waar la wax ak yow tegaat la ci yoon mais sëriñ noonu la war a mel nit ku baax sax noonu la war a mel man mii tey man du ma wax nit dafa bon parce que day tox wala day naan sàngara wala day drogué wu man sooy drogué wu sax man bëgg naa nga fréquente ma boo ñëwee ma jéem a dindi loolu ci yow su fekkee da ngay agressé wala da ngay def lu bon ah wala ngay jaay sa bopp noo manti mel wala ñu ne jigéen bu bon nga ah bëgg naa man ma récupérer la jéem a soppi sa jikko jooju noonu ba nga melaat ni nga meloon su ko defee sax man dinaa ci am tuyaaba ñu ne ah kii kat as moo tax mu mel nii wala Abdoulaye moo tax mu mel nii wala Moussa moo tax mu mel nii mais loolu c'est très important te xalifa yi loolu mooy seen rôle xalifa yi rôle boobu la ñu war a jouer mais xalifa bi warul toog naan waaw man du ma recevoir ki ñëpp ay njabootam lañ Macky Sall moo fiy toog di def loolu de moo fiy toog di jël ay nit parce que bokkuñ ci APR wala bokkuñ ci Benno Bokk Yaakaar wala bokkul ci ñu ko faral wala bokkuñ ci ñu mën a corrompre di leen beddi di def répression ci seen kaw di leen persécuter Macky Sall mooy def loolu te loolu du rôle am gis nga xalifa bi li muy def nii rôle bi muy joué nii rôle boobu Macky Sall daf ko waroon a joué moom parce que c'est le président de tous les Sénégalais dafa war a tëddee njaaxaan naay loolu moo nekk rôle am Macky Sall mais Macky Sall mooy jël ay propre doomam di leen jiiñ terroriste ay doomi Sénégal mu leen di jiiñ terroriste donte dañuy juum grand Ousmane Tounkara suñ grand la dafa juum dafa def erreur ci li wax yi mu doon wax menaces yeeg yooyu noonu parce que yonent bi moo wax ne unzur axaaka zaliman aw musliman dimbaleel sa mbokk bu tooñee ak buñ ko tooñee yëpp waaye nag Macky Sall dafa war a nekk koo xamante ni dafa war a indulgent c'est le président de la République dafa war a tëddee njaaxaan naay parce que yàlla wax na ci alxuraan innama amwaalukum wa awlaadukum fitna mais loolu dafa leer alal ak njaboot fitna la te yow nag boo njabootee Sénégal yëpp sa doom yi buñ jalgatee da ngay fexe noo leen tegaatee ci yoon religieusement ah borom kër nekkul na sa doom heure bu déconné rek da ngay tëb rek génne ko kër gi dafa bon dafa nangam dama ko lii dama koy laa mais da nga koy jéem a récupérer xam ne nit la yow mi baax lan nga def yàlla ba yàlla baaxal la mais Macky Sall rek mooy le seul président buy jiiñ ay doom yi dëkkam terroriste xam nga bu ñu porté woon plainte Ousmane Tounkara ne Ousmane Tounkara dafa def menace de mort xam nga à notre rencontre mais sax mu xaw a tane quoi ne ah Ousmane Tounkara kat dafa menacé président bi consulat bi ñoo ko porté plainte loolu sax mu tane te sax man pour man président dëgg bu am jot dëgg mooy toog di déglu ay ku lay menacé ku lay saaga man pour man su ma nekkoon président du ma sama doomu réew bu ma saagaa dama naan du ma ko sax déglu parce que man maa njaboote ñëpp te 16 millions de sénégalais ñoom ñoo ma tànn ne yow lañ jiital ba pare yow nga ne doo muñ saaga doo muñ ko la menacé de mort donte cautionné wuñ saaga cautionné wuñ menace de mort waaye
Ousmane Tounkara bu demee ba wax Macky Sall na ko dinaa la rey moom war na xam ne moom mënu kaa rey bu waxee Antoine Diome dinaa la rey mënul rey Antoine Diome dafay xam ne kii dafa nekk patriote bu bëgg réewam li nekk ci réew ma neexu ko mu wax ba mu mer xam nga nit boo meree mën nga wax lu ëpp jarul sax jarul déglu am nga ay priorité yu lay xaar Sénégal maanaam ñun président bi ñuy fal dafa war a am dafa am ay priorités yu koy xaar yu bëri avec tous les problèmes qui prévaut au Sénégal président bu cuune ak bu incompétence ak président bu rancunier rek mooy toog di lijjanti ay Ousmane Tounkara ak ma nga États-Unis daf maa menacé Assane Diouf saaga na ma dinaa fexe ba indi ko mais loolu ku am président bu mënta muñ bu mënta jéggale mënta jëlale mais kooku boo ko joxee réew mais comme Macky Sall nu muy doxalee nii rek la mën a doxalee moo tax mu jàpp nit ñi di tëj kaso di toroxal ay nit mais pour nga fal nit il faut nga fal nit koo xam ne ku mën a muñ la mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu nekk daj na ko ay nit toroxal nañ ko mu jéggal leen yonent yàlla Yusufa ay frère am jël nañ ko dugal ko fii ghayabatil jubbi ci benn gént bu mu géntoon rek frère am yi fiir ci yaa abati inni raaytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamar raaytuhum li sajidin wax ko papaam damaa gént weer bi ak fukki bidéew ak ci weer beeg jant bi ak fukki bidéew ak benn di ma sujjootal papaam na ko laa tasraq ruyaaka ala ixwatika fa yakidunaka kayda ñooñu jël ko dugal ko ci teen mu dem Égypte falu fa buur ak jafe-jafe yu mu fa daj yëpp jaar-jaaram ak Zuleyxa bi mu ko jiñee nekk daf ko doon violé gi yooyu yëpp lu ci mujj am wa daxala maahu sijina fatayaan mu dem ñu emprisonné ko moog yeneen xale buur ba gént oo ko mujj gi mu firi ko gént gi après histoire bu gudd la doo ko mën a nettali fii Yusufa dem ba nekk fa buur frère am yi ko dugaloon ci teen bi ñoo jógee ko Palestine mooy Israël ñëw fekk ko ci Égypte mu sol couronne bi ñu ne ko yaa ayyuhal aziz massanaa wa ahlana dur dañoo xiif dimbale ñu dem ba retrouvaille am a innaka la anta yusuf xaala ana yusuf wa haza aqi qad manna allah alayna innahu man yattaqi wa yasbir wa inna allaha la yadiu ajra al muhsinin yooyu yëpp am ci la tasriba alaykum al yawm amul dara lu ma leen di toppee tey yooyu yëpp mu wax ko fa jéggal leen ku la bëgg a rey nga jéggal ko nga mais wax dëgg yàlla nit ku baax nga gis ko ci Nelson Mandela gis ko ci Ablaye Wade gis ko ci ñeneen ak ñeneen mais Macky Sall ñëw toog ne moom du jéggale du jëlale boo déconné day dal sa kaw jaay la doole mais rapatrier Assane Diouf mu ñëw Sénégal ban njëriñ lay amal Macky Sall rapatrier Ousmane Tounkara mu ñëw Sénégal qu'est-ce que ça sert ban njëriñ lay amal la amal Macky Sall tey il est censé protéger ses enfants mooy doomi dëkkam moom moo waroon a protéger Ousmane Tounkara moo waroon protéger Assane Diouf moo waroon a gis Ousmane Tounkara déconné mu tegaat ko ci yoon xam nga jëlale léegi nag rôle boobu noonu sëñ Mountakha mi nga xamante ni xalifatullah fil ard la représentant de Dieu la mais moom manul def leneen lu dul loolu comme Macky Sall defut loolu te sëñ Mountakha man ko def yeneen xulafaa yi nekk foofu Serigne Mahi Ibrahim Niass Serigne Mbaye Sy Mansour ñoom ñëpp loolu mooy seen cër nekk ay sentinelle nekk ay régulateurs sociaux nekk ñoo xam dañuy gis ay nit ñoo xam dañu jàggati yoon ñu oowaat leen récupérer leen tegaat leen ci yoon defar leen mais bu Mamadou Ibra Kane toogee naan ay lan moo tax sëñ Mountakha di recevoir ay Clédor Sène parce que xam naa li mu bëgg a wax mooy Clédor Sène tuddoon nañ ko ci ay dossier maître Babacar Sèye bi mooy assassinat voilà Assane Diouf lu mu nekk insulteur public mais tey nit même bu rayee nit sax mais warul tax mu nekk koo xamante ni kenn du ko booleeti ci société bi dañ koy beddi wala dara pour man ak loo mënti def lu mu garaaw justice tranché na atte na libre nga ñëw nga jël benn position di def liggéey bu am solo Clédor Sène liggéey bu am solo lay def parce que mu ngi édifier sénégalais yi ci suñu ressource minière daf ko jàng gëstu ko te lépp lu mu la ci wax lu leer nañ gis nga lu mu wax ci gazu Gadiaga li muy wax ci zircon bi pétrole bi li muy wax ci fer de Falémé li muy wax ci or bu nekk Kédougou li muy wax ci phosphate bi yooyu yëpp mu ngi ci édifier di ñu ci wax ay wax yoo xam dañ ciy teg suñu bët mu leer nañ kon kooku liggéey bu muy def moo gën liggéey bi Mamadou Ibra Kane di def Mamadou Ibra Kane deful dara làkk tubaab yu neex la fi nekkee ay rouler ay air ñu ne Mamadou dafa dégg tubaab complexé yooyu ban sens la am ñun gëmuñ tubaab yi ñun suñ bopp lañ gëm quoi
ñun on peut se développer avec notre propre langue quoi ñun te et puis dégg tubaab tu taxul nit ki am xam-xam ah langue ak xam-xam ça n'a rien à voir Chine boo demee chinois la ñuy làkk te ñoo ëpp français xam-xam boo demee Amérique la ñuy làkk anglais sax mooy la langue la plus parlée au monde mais ñun Sénégal dañoo am benn complexe ci France daf ñu coloniser c'est le pays colonisateur léegi nag bàyyi ñu benn complexe boo xamante ni bu nit di waxee français juum sax ñu saboté la yow déggoo tubaab wala ñu ne la yow xamoo dara déggoo sax français loolu sax dañ ciy xas nit déggoo français yow xamoo dara bu nit jàngee alxuraan sax dañ koy xeeb tey jii bu ñu déggee nit di wax ay aay sax ñu naan waaye kii dafa mën a waaraate waaye dafa soof jàngkati daara yi ñoom dañ leen stigmatiser teg leen fële kenn du leen boole ci dara man dem naa Égypte ay yoon Égypte da ngay dem gis ay booy étudiants yoo xam ne sénégalais dañuy def droit di jàng foofu noonu droit te pourtant boo demee Égypte tey seen magistrat yi ak seen avocat yeeg seen ñi nga xam ne droit la ñuy def ñëpp mais ci langue arabe lañ koy jàng bi luxatil arabia mais benn xam-xam la rek benn xam-xam la langue bi rek mooy différence léegi lan moo tax ñooñu bu ñu ñëwee jugee koo Égypte ñëw Sénégal mais duñ mën a exercer foofu duñ mën a jàng bu ñëwee ñu leen di ooyee oustaz te am na suñu spécialisé wu ci droit ñi nekk ay ingénieur génie civil mais dara parce que loolu complexe la dégg français constitution bi dañ see def ne ku déggul français doo nekk président il faut nga mën ko bind ba pare mën ko lire ñun dañoo soxlawaat indépendance totale quoi souveraineté voilà ci côté yëpp nag sur tous les plans ñun dañoo soxla souveraineté quoi te complexe bi dafa des ci ñu bëri moo tax Mamadou Ibra Kane génn di articuler ay tubaab voilà xaw ma leen un khalife respecté et respectable qui ose donner de l'audience à Assane Diouf et Clédor Sène xaw ma lan voilà di rouler quoi di stigmatiser ay nit quoi wane nañ Assane Diouf ak Clédor Sène ñooñu dañ leen a war a beddi ci société bi ñoom mel ni ñooñu bokkuñ ci société te ñoom li ñuy defal Sénégal moom defalu ko Sénégal moom lu mu defal Sénégal moom il n'est pas journaliste d'investigateur il n'est pas un journaliste d'investigation xam nga Pape Alé lañ fi gis muy def loolu noonu ak ñeneen ñu ma tuddoon sànq ñoom Babacar Touré Kewelo gis nañ fi ay analystes politiques yoo xam ne c'est des journalistes ay ñoom sëñ Saliou Gueye waxoon naa ko sax grand Momar Diongo ay ñoom Assane Samb grand Assane Samb ak ñoom Moustapha Diop Walfadjri ak ñeneen ñoo xam ne bëri nañ Pape Djibril Fall xam nga ay journalistes yoo xamante ni dañuy def ay analyses yu pertinentes ba pare fu dëgg ji féetee dañ koy wax ba pare faral askan wi parce que askan wi moo jar a faral parce que askan wi fi Macky Sall toog askan wi ñoo ko fa teg kon askan wi ñoom ñoo jar a faral seul le peuple est souverain loolu dañ ko war a xam def ko suñ bopp yi loolu la donc man du may stigmatiser benn nit du ma wax ne benn nit dafa bon wala dara defe naa ne Mamadou Ibra Kane bu bëggee nekk di def ay analyse di dal ñoom kii nu mu tuddati Assane Diouf ak Clédor Sène xam nga moom am na ñeneen ñum gis ñuy def pire mu mënoon a def chronique ci ñoom dal leen te dalu leen mais lu tax du def chronique dal Macky Sall te Macky Sall mu ngi fi di tooñ nit ñi Macky Sall tooñ nga fi Ousmane Sonko récemment nekk ci gannaaw benn dossier boo xam ne dossier viol la ay feni neen viol amu fa utiliser benn doomi jàmbur boo xam ne elle est vulnérable et pauvre Adji Sarr ñu jël ko jaxase ko ak sénégalais yëpp ba Adji Sarr fu mu nekk ni elle est maudite benn sénégalais accepté tu ko man tey su ma gisoon benn xale bu jigéen bu tudd Adji Sarr sax boo moytul ma daw damay tiit sama fi du naan tëf te loolu président bi nga xamante ni tey moom moo jiite réew mi moo ko def te loolu c'est de la haute trahison moom ñi mu àndal mu yëg ko ba pare bëgg a prox ndollu foofu noonu donte mën naa nekk koo xam ne moo ko initié sax xam nga am na ñoo xam ne ñoo ko initié pour lui faire plaisir pour jéem a éliminer Ousmane Sonko parce que moom loolu la bëgg parce que gis nañ ko moom muy éliminer ay nit ñi nga àndal suñ gisee ngay éliminer ay nit kañ ñoom dañuy ñëw ne comme président yow mii comme éliminer nga Khalifa Sall ak Karim Wade ak ñeneen ñoo xam ne éliminer nga leen ci parrainage bi léegi Ousmane Sonko ngi nii am nañ occasion pour nga éliminer ko bu bëgg a tooñ Ousmane Sonko jaay ko doole sëriñ si ñaan ko mu jàpp ne mën na forcer naan Ousmane Sonko du dara candidat réseaux sociaux yi la mais dinaa leen wan ne leen duñ tus dinaa ko jàpp tëj ko ci kaso bi te du mujj fen jàpp na sénégalais duñ génn sénégalais yëpp génn jaxase dëkk bi yëngal town bi mu daw res tooñam yooyu lu tax doo ko wax Mamadou Ibra Kane del wax tooñam yooyu su fekkee yow dëgg rek ngay wax Macky Sall moom di tooñ ak haute trahison bi mu def ñu dénk ko réew mu bàyyi ay nit di def ay détournement mu ne moom moo ci teg kuddam mais loolu c'est de la haute trahison deal bu ñu teg Ousmane Sonko c'est de la haute trahison
tooñ bi ñu tooñ Ousmane Sonko ba muy dem di uji juge du 8e cabinet Mamadou Seck ñu koj ko ci yoon bi créé fa benn tension nga gis préfet bi mu yore téléphone am di wax ak le ministre de l'intérieur Antoine Diome di wax ak le procureur pour ñu fexe coller Ousmane Sonko ay motifs wan ko ne ko yow da nga def trouble à l'ordre public participation à une manifestation non autorisée mais loolu c'était flagrant ñëpp di ko gis loolu moo incité sénégalais yi ñu jóg da leen a agité ñëpp jóg jaxase town bi parce que am na yoo xam ne bu la ko nit na lay teg mais yow xeex rek nga mën a def ak moom muus boo tëjoog moom ci benn néeg tey di ko bundu xataal di ko torturer mais day jékki-jékki rek attaqué la te xoolal muus nu mu tuutee loolu moo ñu dal lu tax waxoo ko mais ñiy détourner xaalis di sàcc ak Seydina Fall mi ànd ak Macky Sall def détournement def kii trafiquant de faux billets nekk un trafiquant de faux billets autant pour moi def trafic de faux billets des milliards nekk un vrai délinquant économique un délinquant financier ñu jël ko tëj ko kaso 6 mois génnee ko lu tax waxoo ci lu tax dooy wax ci transhumance yi bon yi nga xam ne fii la ñuy nekk gëmloo sénégalais yi ne dafa xonq ba mu neex leen ñu ne dafa weex lu tax waxoo ci ñooñu lu tax waxoo ci passation de marché yi ñuy def nga xam ne du jaar ci yoon lan moo tax waxoo ci député yi nga xamante ni dañuy taxaw naan ay député Macky Sall lañ di jaay nit ñi doole jël Ousmane Sonko lever immunité parlementaire am te teguñ ko ci yoon Clédor Sène di def liggéey bu am solo donte passé am ñun yàlla rek moo xam man wóoruma ndax moo rey maître Babacar Seye tuddoon nañ ko ci nit nag yàgg nañ ko tudd ci meurtre dem bam yàgg setal ko fekk du moom loolu jombul kenn mais kenn mënul prouver ne moom moo ko rey et puis bu rayoon nit sax voilà nit la dafa am ay droit sénégalais la am na droit wax ci réew mi nit nekkul ne dañ ne da ngay rey nit rek amatoo droit wax man ngaa juum rey nit même l'islam buy wax na sax boo reyee nit ñu rey la mais boobu dafay fekk yow nga tay ko am na nit ñoo xam ne mën nañoo rey nit te duñ ko tay ak lu mu mën ci doon daal nit la dafa war am ak ay yelleef Clédor Sène lu muy def moo gën foofu li Mamadou Ibra Kane di def liggéey bi muy def di édifier sénégalais yi bu ko neexoon mu transhumé def ñoom Pape Samba Mboup ak ñoom Farba Senghor créé woon nañ fi seen benn mouvement Pape Samba Mboup ak Farba Senghor nekk fa di wor di jaar ci suuf di dem di wax ak Macky Sall mu weer leen divulguer seen ay message donte loolu sax rafetut waru ko woon a def délit la mais nag ak am na traître yoo xamante ni il faut nga weer leen quoi te pourtant moom mënoon na ànd ak ñooñ dem ci Macky Sall moom mais gëm na ne am na lu mu war a apporter réewam gëm na ne Macky Sall nu muy doxalee tegu ko ci yoon tey tegu ko ci yoon ëllëg gëm na ne moom bu noppee dafay trahir sénégalais li mu xam ci suñu ay ressources minières ak ressources naturelles yi mais mu ngi def ay gëstu jour te nuit di informer sénégalais yi ñu koy invité ci plateau télévisé yi muy wax sénégalais yëpp bëgg ko ci mais nit nekkul ne da ngay xool ci passé ba pare nar kaa bonal li amoon am na ba pare jeex na passé nañ ko kañ mais lu ci am ne sëñ Mountakha warul recevoir kooku lu tax affaire bi du ci loolu Sénégal dañoo bëgg stigmatiser nit Sénégal dañoo bëgg bonal nit Sénégal dañoo bëgg xeeb nit te loolu jikko yu gën a bon ci àdduna bi mooy xeeti jikko yooyu noonu koo gis mu ngi jàpp ne moo gën moromam loolu bokk na ci li ñu tardeel koo gis rek mu ngi defar boppam ba mu rafet jël nit ñi bonal leen na ñii baaxuñ man maa baax même ci ay côté juddoog ay côté ay sant ak yooyu yëpp dañ ci stigmatiser ay nit diw nii la sant kon nangam la tëggal la géwél la lii la man ay dara laa sant wala maa ngi sant nangam man shérif laa sama yaay nii sama baay nangam sama maam nii boo xewlee géwél yi ñëw ndax la sa maama fi defoon lii sa maama fi defoon nangam sa baay de moom bi mu demee fii def na fa laa ngay xoggaliku di glorifié wu foog na yow yaa gën nit ñi te kenn gënu fi kenn ay affaire yi jaamal ay tëgg ay géer ak ay shérif ak yooyu compté wul mën ngaa nekk sëtu yonent bi te doo def lu baax mën ngaa nekk doomi sëriñ te yow doo mel ni sëriñ ba na mel di def lu bon loolu gis nañ ko fi ba taay nañ bàyyi di juger nit ñi ci seen ay acte nañ bàyyi di juger nit ñi ci ay fait nañu bàyyi di juger nit ñi ci ay juddu nañu bàyyi di juger nit ñi ci ay famille ay kii nii la sant man nii laa sant kon kii tëgg la wala kii ne kii nangam la man du ma sëy ak moom
kii ne kii maa ko gën te yow ci ngay stigmatiser di ko wax yooyu doo bënn yaramam bi mukk ba mu génne la deret bu weex wala deret bu bleu ñaari tànk nga am ñaari tànk la am ñaari bët nga am ñaari bët la am ñaari nopp nga am moom la am benn bopp nga yore moom la yore da ngay dee dafay dee da ngay lekk day lekk da ngay dem toilette day dem toilette da ngay sëy dafay sëy da ngay yëg bànneex da koy yëg da ngay yëg naqar da koy yëg léegi nag yàlla bind leen yéen ñëpp nga xool sa bopp ci ay sant ak ay juddu nga ne yow yaa gën kii pour lan wala nit ki am na problème ak justice wala nit ki day saaga wala dafay mandi wala dafay da doon jaay boppam nga ne ko yow nit ku bon nga baaxoo sànni naa la fële ñii sàcc alalu sénégalais yi nag ñooñu ku leen gën a yées suñ jikko yooyu il faut ñu jëm ko changer ci Sénégal man de gëwuma yooyu man gëwuma ay affaire yu géer ak ay géwél ak ay tëgg ak ay kii man maay shérif beeg maay tooroodoog xaw ma maay nangam yooyu amul ça n'existe nulle part yooyu amul égalité dafa war a am yàlla dafa fonk nit wala xadd karam naa bani aadam la wax yàlla stigmatisé wul kenn quoi nit ñi nag mën nañu rawante ci ay daraja loolu mën na nekk ci ak ci ay jikko ay valeur unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd wala al axiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila yàlla nee na xoolal ni ma gënalee nit ñi ci ay jikko fii nii ci àdduna bi alaxira tamit daraja yi noonu lay sutantee daraja yooyu noonu ay jikko la rek jikko yi rafet mooy makaarimal axlaaq yi nañ jéem a soppi suñ jikko yi bàyyi xasante bi bàyyi waxante lu ñaaw respecté suñ kàddu am kóllëre fonk nit ñi fonk doomi aadama yi gis nga doomi aadama da ngay fonk sa moromu doomu aadama mais da ngay gis benn doomi aadama boo xam ne moom day jàpp ne nit ñi moo leen gën moom te moom du dara moom day dee dañ koy gas ba mu xóot suul ko ci suuf si comme li yàlla wax ne minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taratan uxra yàlla wax la loolu nga ne yow jullit nga ci suuf lañ la defaree te ca ngay dellu léegi ngay xeeb nit ñi yëkkati sa bopp ba ci kaw jël nit ñi wàcce leen ba ci suuf mais loolu pour lan te loolu dafa bëri ci Sénégalais yi mën a wor am na si ñoo xamante ni tamit noonu lañ mën a woree heure booy ànd ak ñoom bu ñu jekkoo ñu wor la am ñoo xam ne bu ñu amee succès rek commencé nañ yëkkati mbagg commencé xeeb nit ñi ku leen au téléphone duñ la jël boo leen envoyé message duñ ko lire humilité zéro modestie zéro respecté wuñ nit ñi faale wuñ doomi aadama yi te nit ñi mel nit ñi ñoo leen koy def yow naka ngay melee nen am succès nit ñi jox la succès bi ba pare nga bëgg a xeeb nit ñi loolu lay Ousmane Sonko di wax chaque jour Ousmane Sonko loolu lay wax nee na lan moo tax gars yi foog ne ñoom ñoo gën nit ñi parce que dañoo nekk ci kaw pouvoir bi yore nguur gi jàpp na ñoom ñoo féetee kaw Sénégalais ils sont au-dessus de tous les Sénégalais pour lan il faut être modeste et humble humilité dafa baax ci doomi aadama nit da ngay oyof nga bàyyi xel ne lu mu yàgg-yàgg da ngay dee da ngay feebar sa bopp bu méttee da nga koy yëg boo amee tab yëg ko da yàgg ñëpp a yem gënoo fi kenn gënul kenn yàlla ne ne ki gën a ragal yàlla moo gën ci nit ñi inna akramakum indallahi atqaakum waxoon naa ko sànq nañ def loolu ci suñ bopp yi te jéem a soppi suñ jikko yi yàlla ne na inna allaha la yughayyiru ma bi qawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim suñ jikko yi du yàlla mooy wàcc di ñu ko changer bu ñu bëggee am changement dëgg ah nañu bëggante soppante defar suñ jikko yi bàyyi xeebaate bi bàyyi wor bàyyi di sous-estimer ay nit bàyyi di stigmatiser ay nit loolu dafa ñaaw te Mamadou Ibra Kane lu mu def foofu rek lañ ko mën a teg te bëri na ci ay morom amul dara lu mu gënee Assane Diouf Assane Diouf c'est un digne fils du Sénégal c'est un honnête citoyen moo Clédor Sène ñoom ñëpp dañuy xeexal seen réew nit nag bu melee nen sax bu njëkk ba tuub sax ba ne léegi man li ma nekkoon génn naa ci sax voilà loolu terewul warul tax ñu lay fàttali sax sa démb te ñooñu sax dañu fay defut dara lu tax ñu naan ay dañoo war a tuub ak nanga moom dafa wax ci chronique bi ne ñooñu dañoo war a tuub maanaam dañu war a repentir mais ñooñu lañ leen def moom mën naa am ma ngay def loo xamante ni tey ci suuf mais lu bon la te kenn xamu ko kenn xamu la fii yàlla moo fi yore sutura yàlla mooy suturaal nit ñi mën naa am moom Mamadou Ibra Kane ma ngay def lu doy waar lu garaaw loo xamante ni ca suuf la koy def te tey bu feeñoon tey moom dootul tekkeeti dara ci àdduna bi ñoom Assane Diouf au moins engagé wu nañ bëgg seen réew te ubul watani minal iman seen réew tax na ñu tëj leen kaso ay yooni yoon donte du ma cautionné sax ay saaga man wax dëgg yàlla waaye di saaga nag warul tax nag nga bon
wax dëgg yàlla nit ki buy def erreur da nga koy wax na ko yaa ngi def erreur jëm ko récupérer pour mu changer parce que société sénégalaise bi ñëpp xam nañ ne bëgguñ insolence wax naa ko sànq ne nit ñi bu ñuy saaga sax ci suuf la ñuy saaga am na ñoo xam ne tey bu ñu meree nekk seen kër mën nañ saaga seen njaboot mën nañ saaga seen ay xarit mais doo leen invité télé wala rajo wala ñu toog ci ay réseaux sociaux wala ñu toog ci benn xew ay nit ñu bëri di fa saaga donc yooyu yëpp daal nañ ci bàyyi xel bu baax a baax jéem a soppante bëggante comme niñ ko yàgg defee voilà ku nekk respecté sa morom jox sa morom cër te fonk nit ñi man mii laay bi ñàkk fayda yi may def rek am na ay nit ñoo xam dañ may bëggee di ma envoyé message ku ma envoyé message dama lay tontu da may au téléphone ma jël la nga laaj ma sa numéro WhatsApp ma jox la sama numéro WhatsApp boo ma ooyee ñu waxtaan dama nekk dara du ma tus ma nekkoon voilà ci nguur gi sax man faalewu ma yooyu ak lu ma mënti nekk su ma amoon yenn succès yu mag a mag yi donte aw ma succès du ma dara du tax ma xeeb nit ñi damay bëgg nit ñi respecté leen xam ne ñoom succès bii ma am ñoom ñoo ma fa teg donte aw ma ko quoi damay wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo am succès di xeeb nit ñeeg yooyu quoi ñooñu laay waxal quoi voilà àdduna amul solo quoi nit da ngay oyof xam nga wàccee sa bopp quoi ku wàccee sa bopp yàlla yéegal la ku yéegal sa bopp nag yàlla wàccee la voilà donc ñu ngi remercier ñi ngi doon seetaan ñëpp di leen gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah ci yeneen live yaa ngeen jëf. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.